ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. jaajëfal leen ci topp gi ak sopp gi ngeen am ci suñu ay programme Sunugal 24 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte dalal leen fi nga xamante ni moom moo di émission bii di le point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni saa su ne dañu koy amal di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité la rawat na les faits divers ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi aji Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun ci suñu émission bi di le point de la rédaction. di nuyu Mansour Dramé mi ñu nekkal ci technique bi. ay ca sorti Yewwi Askan bi la ñu koy daal di doore daal di nañu koy amal tey ji fële ci nga xamante ni moom moo di siège yu Yewwi tey nag yemoo ak 29 juin ñu waroon ci amal li nga xamante ni moom moo di ab manifestation boobu nag daanaka ci réew mi yëpp la ñu ko waroon a amal mais dañu gis ne préfet yi daanaka ñoom ñëpp dañu ko daal di gàntal Ndakaaru fii nga xamante ni mooy capitale bi tamit préfet bu Ndakaaru daal dina koy bañ ba tax na waa Yewwi Askan bi xëy nañu tey dajaloo fële ci seen siège daal di addu jëme ci la ñu addu nag ku ci mel ni Ousmane Sonko jël na ay kaddu wax li nga xamante ni moom moo tax ñu daal di surseoir ci manifestation boobu nga xamante ni jàppoon nañu ko tey ji bokk na ci li nga xamante ni moom moo di tabaski bi ndax ñu bëri dañ doon tiit que ni bu fekkante ni manifestation am na dina am ñoo xam ne si ni ay defkatu ñaawteef mën nañu raaxaale ci mbir mi jëlaale xari jàmbur yi nga xam ne si ñi ngi ci mbedd mi ak période tabaski bi ñu nekk waaye tamit kaddu yi mu yëkkati jëmale ko ci élection yi ñu detmal la Ousmane Sonko waxoon fi ne Yewwi Askan bi bu listam boobu lee bokkul élection du am waaye tey ji dindi na loolu ba mu set ne dinañu dem élection te ñu ngi waajal li nga xamante ni moom moo di campagne électorale bi nga xamante ni le 9 juillet la war a daal di tijji donc noonu la ko xam ne mu ne le 31 juillet élection yi dina am te dinañu dóor ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall ci assemblée nationale donc wax na aussi jëm ci wàllum concert de casserole suba ci alxamis ji donc mu nekk benn concert de casserole comme ni ñu ko defee woon fan yi la ñu génn donc daal di def bruit pour wax Macky Sall ne ko li nga xamante ni moom lay yore réew mi neexul benn yoon askan bi bii yoon nag 30 minutes lañ koy def donc de 20h à 20h30 muy concert de casserole ak de klaxon donc Moustapha noone la ko ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko xamle ginnaaw bi nga xamante ni Aïda Mbodj ak ki nga xamante ni moom moo di Déthié Fall Khalifa Sall aussi ñoom tamit jël nañu kaddu wax ci bu baax a baax ci situation réew mi ak li nga xamante ni xewoon na fi arrestation yi ñu amoon ci li nga xamante ni moom moo di manifestation le 17 bi ñu génn donc mi ngi noonu Moustapha kaddu yooyu la Ousmane Sonko yëkkati tey jii le 29 mu yemoon nag seen manifestation bi ñu interdit naka nga gis tey discours bi nga xamante ni Ousmane Sonko jël na ko ñu bëri jàpp ne discours bu apaisant la discours boo xam ne si ni bariwul te bokkul ak ñi doon gisee Ousmane Sonko mais dañu gis ne discours bi tey jii dafa wàcce bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di temps bi. waaw évolution am na ci loolu la ñuy constaté évolution am na ci parce que man su ma doon yor journal may titre dama naan Yewwi capitule parce que bu ma déggee ñu wax ak ni doon entamé xeex bi nuñ ko sumbee woon bataille la il faut que ñu xeex ak moom xeex la xam léegi ngeen dem ba reconnaître xam na fi ñu toll nii xeex xajatu fi wala bu fi xeex amee boog da ngeen koy différer ba beneen noonu mais daal lépp lu ci mënta am da ngeen di nangu ne élection yi da ngeen ca dem bokk ji ak seen liste bi nga xamante ne mooy suppléant bi ñu leen jox waaye tamit ak leneen li mën a am mooy marche bi ngeen bëggoon a taxawal teg da ngeen koy teggi teg ko nale donc loolu dafay wane ne déjà évolution discours am na entre Yewwi ba nga xamante ne moo dooroon xeex bi ak Yewwi mi egsi fii bon bu loolu amee nag dafa am loo xamante ne moo ko waral ñun expliqué nañ ko mooy contexte bi nga xam ne si lañ appuyé pour ne favorable pour ñu dem ci ay manifestation yoo xam ne manifestation ñu réprimé la ñëpp d'accord ci ne tey ji
bu fekkoonte ne manifestation dañ ko autorisé amaana coow du am ku nekk dina dem manifester ji nañu pare après ñiy jël oto dem ñibbi ñiy dox dem ñibbi. mais li ñu gis mooy manifestation bu ñu ko réprimer lu ci ëpp rek mooy boo moytul léegi bakkante na rot. donc loolu mooy li nga xamante ne ñëpp dañ koy ñaawlu kenn comprendre nag Sénégal naka la ba yegg si foofu. ba léegi manifestation bu ñu ko aayewee rek. bakkan bu rot moo ciy topp. loolu mbir la boo xamante ne yaakaar naa ne war nañ cee taxaw bu baax a baax ba xam lan moo sooke loolu. maintenant mi contexte boo xamante ne man je me dis que Yewwi a vu juste parce que tey jii il serait très hasardeux ñu songu mbir mi dem ci manifestation yoo xamante ne déjà koñ ba ngay manifester kër goo dugg déjà ñetti kër surtout bu dee côté banlieue bi nga sàkk ñu manifester côté Tëngéej ba yàlla boo romb def nañ fa ay xar. ba yàlla boo romb def nañ fa ay xar. jeunes yaa ngi opération tabaski di nga gis ñoo xam ne ñu ngi commencé nelawatuñu guddi di veiller di garder seen ay xar buñ bëccëgee la ñuy nelaw ji. mais ñooñu tey ji boo ne da nga bëgg manifester seen koñ mais ki investir ay millions ci ay juróomi xar ay xar yoo xam ne daf ko faa teg pour am ci weccet gu mu téye nga bëgg leen wàccaloo si terrain nañ leen manifester ji mbirum élection nga bëgg leen wàccee seen nañ leen manifester ji loo xamante ne moom mi ngi teg loo koppar yu bëri yoo xamante ne yaakaar na ci ëllëgam yaakaar tabaskam kooku nga yaakaar ne génn topp ji la bu manifestation amee kooku ndaw yi la waroon jàppale si manifestation mu dajale leen teg leen si koñ ne leen nañ leen ñàkk suñu xar yi nga xam ne ñoo fi nekk bu kenn génn koñ bu fi kenn dugg di jël suñu ay xar ndax manifestation bi dana am réussite ndax ñi doon manifester du mujjee doon xeex ci biir askan wi parce que nga ne da ngay baare tal ñoo loo ko fi baare mën nañ leen ci mere donc loolu moo tax ma jàpp ne man dama mës di wax ne bañ ko jàppee bëri laa noonu le 29 bi bu ci ay kilifa diine mën a wax ñeneen wax ci parce que du date bu baax bi du bés bi ñu war a génnee non seulement fitna baaxul si jamono ji ñi tal nañ yeneen ay yoo xamante dañuy dem ji manifester ju fële ak feneen fi moo tax ma jàpp ne c'est une décision sage ak leneen nag lu nit mën a wax lu nit mën a critiquer ak lu nit mën a gis mais ñëpp li lañ doon ñaan yàlla en réalité nag il faut que ñu waxante dëgg ñëpp dañ doon wax kilifa diine ku nekk naan nañu dalal te bu dalal balaa moo am ñaari camp bu ku nekk tàngale il faut que mu am kenn ku wàcc comme côté opposition ñoo nangu wàcc nañu applaudir ñu avancer dem ñu tout le temps constatant que ni nag am na yoo xamante ni li war nañ ci mën a tirer ay leçons yoo xam ne dootul amati man damay wéy fi ma nekkoon laay nekk ba tey ji mooy élection yi jëm ni ñi ngi jëm ci ay élection yoo xam ne musul am ci Sénégal élection yoo xamante ne ñaari coalition yi ëpp doole kii xaaju liste la demee kay demee xaaju liste mais loo xamante ne yoon mënu koo nangu te lii buñ fi yeggee tamit war na am càmbar bu ñu war defaat jëmale ko suñu conseil constitutionnel parce que lii pour man benn signal la ku àttana bàyyi xaaju liste jàll kooku ëllëg bu leen ko xaar ci wàllum candidature ak yu ni mel bu ko validé warul bett kenn loolu moo tax ma jàpp ne jot nañu réformer li nga xamante ne mooy suñu conseil constitutionnel bi ni mu mel nii ñetti nit ñi faatu manifestation yi amoon arrestation yi yëpp man dama naan ñoom la ñu war a jam baaraamu tuuma parce que ñoom ñoo waroon freiner circuit bi les 7 sages ñoo waroon freiner circuit bi nañu waxante dëgg Mahfouz ñoom ñoo waroon freiner naka lañ leen di freiner mooy ñu jàpp ne Benno doo bokk Yewwi doo bokk ñoom aar ak ñoom serviteur ñeneen fi ñu dem compétir ji dëkk bu yoon amee gis nga dëgg la juróomi dëgg amul benn dëgg moo am benn dëgg bi wàcc na am nañ malchance mu dal seen kaw mi Yewwi di Bennoo nga écarté leen nga avancé ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci digg bi day tax ëllëg dafay lancé benn signal bu fort boo xamante ne Afrique ñëpp dañ leen conseil constitutionnel bu Sénégal la mu def kenn mësu koo gis dafa écarté parti présidentiel naka doo dem assemblée nationale parce que sa liste dafa wuyoo loo xamante ne du noonu mais je pense que lii ñu def nii dugal nañu si guuta warul tax ñu génn ci rek ñu tëj page bi dajal lépp pousse ko rek non heureusement alhamdulilah jàmm ñëw na ñu avancé déedéet nañu xool naka la ñuy moytandikoo lu ni mel. ci élection yi nga xamante ni moom la ñu det man maa ngi koy wax léegi ñoom discours bi ñu amee woon mooy que ni bu seen liste bi nga xamante ni moom moo di titulaire yi su demul mooy élection du am fii ci Sénégal muy élection législative yi tey ñu dellu ci ginnaaw tamit ne élection dina am ak liste suppléante boobu nga xamante ni moom la ñuy demee ak li nga xamante ni moom moo di liste départementale yi. boobu aussi discours boobu aussi xaaruñu ko woon ci Ousmane Sonko et puis ak lan moo tax tey ñu changé li nga xamante ni moom moo di seen discours boobu. mais xam nga entre li nga bëgg ak les réalités du terrain ñaari mbir la. li nga bëgg ak réalité terrain bi ñaari mbir la boo xoolee semaine bali lañ jàppoon marché bi. après centenaire Seydi Hadj Malick si dugg ci diggante bi. ñu ne dañ koy dàq ba mercredi parce que semaine boobu ajjuma boobu lañ ko bëggoon a def wala ci weekend boobu. ñu ne bu ñu ko defee centenaire dafay door ajjuma ba lundi nañ ko pousse kon ñu def ko semaine prochaine ñu jàpp ko gis ne ni mu jegee ak li nga xamante ne moo di tabaski bi presque à 10 jours de la fête la. ñu xam ne kon fii nii du lu baax parce que nit ñi actuellement koo gis nu mu amee xarak nu mu amee xotti lu mu amee luy rek
yooyu moo nekk ci boppam waaye du loo xamante ne daf koy manifester ji kon mu am benn contexte boo xam ne dab na leen mais balaa ñoo dellu ci contexte boobu man dama mës a gëm ne élection dafay am man dama mës a gëm ne élection dafay am mais ñoom ña doon wax naa ne élection du fi am sans liste Yewwi man xam naa ne loolu discours politique rek la woon élection du am sans Yewwi xam naa ne discours politique la woon parce que élection du am sans Yewwi te saa bu ñu la woowee nga dem élection du am sans Yewwi te lu fu processus bi am yéen a ngi koy suivre yéen a ngi continuer di dem bu élection du am sans Yewwi kay da ngeen di boycotter retiré wu complètement ngeen bàyyi dem ngeen entamé xeex ba nag ngeen dem xeex ji moo tax c'est un discours politique boo xamante ne il fallait mener un bras de fer maanaam nga def bras de fer ak nguur gi bras de fer ak Macky Sall tàngal comme ni ñu ko defee semaine bële mu am ay bakkan yu rot nga tàngal nga jàppaat dat léegi su ko defee ñëpp tiit ñu ne fu ñu jëm ni comme ni ñu ko commencé woon def nga gis université def manifeste kilifa diine daal di génn nga gis waa société civile ne déet nañu reporté ku nekk ça da ngay tàngal ba mu tollu fenn fi mais malheureusement dañoo am malchance ñu tombé ak ci benn période tabaski mais man gëm naa ne bu du woon période tabaski bi nii dinañ maintenir pression boobu te mën nañ ci obtenir gain de cause maanaam li ñu doon am mooy reporter élection yi loolu lañ bëggoon a am te dañoo jàkkaarloo na en face ñoo xamante ne Macky Sall n'était pas du tout prêt à reporter les élections loolu dañ koy wax na ko pare ko woon te xalaatu ko woon sax dafay am parce que ci date bi ñu ko jàpp mi ngi noonu loolu la waxoon bi mu sortie bi mu mujj woon a def fële ci benn média étranger donc mu ne élection yi jour bi ñu ko jàpp ci lay am ñeene du ci am mais li nga xamante ni am na aussi mu nekk ñoo xam si ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci manifestation ba la ñu génn manifestation interdite la ñu woon ak ñi nga xam si ni jàpp nañ leen ci ñu dugg kaso ci keroog tribunal sax bi ñu xëyee am na journal bu titré comme ni ko Ousmane Sonko waxee tout ça pour ça mais li am lépp tamit ay nit ñàkk ci bakkan ñu finalement ñu mujj fii dañuy dem élection lépp dinañ ko teg ci suuf tout ça pour ça tamit. mais man je me dis que Mahfouz est-ce que jotul ñu xoolaat sunu façon bi ñuy defee maintien de l'ordre parce que il est anormal fu ñu defee manifestation interdite bakkan rot du yoon mais du yoon bu ñu defee manifestation interdite bakkan daa war a déet nit ñi réprimer leen pousser leen ñu dellu fa ñuy dem parce que ñëw ay xeer la ñuy yor yow nga yor ngànnaay yor fetal yor yoo explosif yoo xamante ne bu leen dalee amaana mën a leen a lor mais lan moo waral lan mooy nday bu élection bu manifestation buñ ko aayaa bakkan daa war a rot mais loolu exception la war doon mais warul doon règle. mais suñ ko aayee aussi ñu aaye xam ne dañ ko aaye ñu bañ a tamit forcer. parce que force mais ça a été toujours comme ça bu ñu forcer rek force de l'ordre il faut ñu utiliser aussi force bi ñu amee pour réprimer les manifestants parce que mënoo ne dañuy interdire manifestation nit ñi génn nga bëgg ne def comme si manifestation bu ñu autorisé la. c'est-à-dire bu ñu interdire ñi ñu interdire aussi war nañ bañ a mën a. mais yàgg nañ fee réprimer ay manifestation yàgg nañ fee maate te mosuñoo rodal ba kenn man dégg laa ne du yoon. réprimer kenn wax ko parce que loolu mooy maintien de l'ordre. nga def manifestation nga ne duñ ko def ñu génne da ngeen ko def génn dem ñu jàpp leen ñeneen ñu dàq leen ñu dugg ci koñ ak ñu dem. mais bakkan bi rod laa ne du yoon. te loolu li ko waral nag mooy xam nga boo gisee mbir am. dafa am fu ñu jógee jàngawuñu ci ay leçons defuñu benn effort. mooy dañoo jógee ci événement mars yi on nous parle de 12 ou 13 ou 14 personnes yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ba léegi amul benn plus petite enquête boo xam ne ubbi nañ ko. nga dégg ñu ne policier bi nga dégg ñu ne homme politique bi nga dégg ñu ne citoyen bi kii ak kii jam nañ leen baaraamu tuuma. parce que ba diw di ñàkk bakkan moom lañ gisoon moom lañ seenu fital dara amu ci. ñëpp ñu bàyyi la ñu dem. mais boo nekkee di liggéey ci ab police wala nga nekk di liggéey ci ab gendarmerie ñu def mbir ngeen yóbbu leen ngeen di maintenir l'ordre 14 personnes nit dee ci dara mujjul fenn amul kenn ku ci incriminé mais benn yoon bu subaa bu ma xawee jaaxlatu mën naa fital kenn mu dee après dañ naan dara du si am parce que fii soo defee duñ ubbi enquête duñ def dara mais loolu moo dul yoon pour man mbirum marché bi dañ ko war naa jël teg ko stable bi ku ci am say responsabilité ban dëkku àdduna ngay dem bu respecté yoon bu ñuy wax yoon bu jaar yoon boo xam ne 14 personnes dinañ dee ñu bàyyi ko mu dem noonu par perte et profit. fan la amul ba amaat 3 yoo xam ne noonu lay demaatee maa ngi gis Amnesty def benn communiqué naan ñu ubbi enquête boo xam ne dafay indépendant man ko yaa ngi yàq sa communiqué dencal sa këyit bi ak sa encre bu fekkente ne ordinateur nga fay sa écran enquête du dul am mais loolu mooy jafe-jafe bi léegi 3 dee nañ enquête amul bu ñu defaatoon tey ji yeneen ñaanuma ko yàlla beneen bakkan bu rotaatee pourquoi ñoom ñu ko dañ koy dem tëddi tegle seen ay tànk duñu am benn problème parce qu'ils vont se dire que enquête du am kenn du ma sonal kenn du ma inquiété kon lu leen neex def leen ko te loolu mooy jafe-jafe bi. mais li ñu mujjee nii est-ce que waruñu ko woon njëkkee tamit xam que ni bon élection yi conseil constitutionnel boo xasee ba décider nag kenn mënu si ñëw recours amul seen liste suppléante la ñuy demee est-ce que waruñu woon nangu
nit ñi ne ci jàmm comme ça manifestation yi nga xamante ni am na fi ba ay nit dee ci tamit ñu mën ko éviter. ñu dem liggéey seen ay base dem def li nga xam si war nañ ko def jëm ci élection. xam nga démocratie xeex la mënoon nañ ko njëkkee li nga wax nii. mënoon nañ ko njëkkee mais suñ ko defoon tey ji dinañ jàpp ne kon peut-être xam nga def nañ ci conseil de casserole entre temps. mu am benn réussite bu am solo bu ci am. entre temps def nañ ci manifestation nit ñi génnuñu am nañu si ñàkk seen bakkan ñoom ñoo waraloon ñu génn. kon am na benn bataille am na xeex boo xam ne mëne nañ ko boo xamante ne tey jii démocratie dañ naan lutte perpétuelle la lutte bu dul xeex bu dul jeex la mais lutte boobu noonu ngay def xeex bu dul jeex boobu noonu ngay def su fekkente ne décision bu ñu jël parfois da ngay gis loo xamante ne dégg naa benn juriste wax ko parfois dañuy saisir conseil constitutionnel ci loo xam ne waruñu ko saisir. xam nañ ne dafa incompétent du moom la ñu war a saisir ñu dem saisir ko. comme lan après taxaw non je sais pas dama ne dégg naa benn juriste doon ko expliqué su ma juumul maître Tine non du Tine Abdou kii Sall la waaye. Dialli non l'avocat la bu PDS bi. Amadou Sall. mu ne da ngay gis yenn mbir yoo xamante du conseil constitutionnel moo habilité pour àtte. mais dañuy dem laaj ci conseil constitutionnel bi. rien que pour après ñu ne gis ngeen dafa incompétent. mais ñoom ñi koy saisir am nañ ay juristes yoo xam ne xam nañ waruñu koo mën a laaj. loolu mooy politique parfois da ngay signaler parfois da ngay def ay xeex da ngay mën ay batailles yoo xamante ne yow leer na ne la yow lii ngay mën a nii doo ci am gain de cause mi ngi mel ni xeexu Ablaye Wade bi ci 23 juin bi conseil constitutionnel dogale mais après Idriss Seck ñëpp dañ faa desoon di xeex mais xeex boobu moo waral dem te ji ba askan wi ñëpp ñeneen ñu bëri lu ñu doon wax ay waay Ablaye Wade na dem sonal nañ ñu na dem nit ñaa ngi dee xeex bi bu yàggee daf lay tardeel parce que 2011 ñu bëri daanaka ci opposition bi loolu moo leen tardeel loolu mooy inconvénient bi woon sax dem ci biir réew mi def li muy def dem campagne am bàyyi leen ñoom ci capitale bi ñuy xëy suba bu ñu xëy dem place de la nation ba finalement li am Macky Sall après ñoom mu jël nañ dem campagne yi te loolu mooy inconvénient c'est-à-dire tu perds du temps voilà mais perdre temps boobu am na lu muy liggéey loo xamante ne tamit dafay yàqaat ki nga xam ne moom nga jàkkaar lool parce que entre temps ñaata article lañ bind ci Macky Sall amul luñ ko yàqul ci àddina bi au niveau international lu nekk dégg na ko fi yenn article ku nekk di wax ñenn ñi sax ay réaction ay hommes politiques français yoo xam ne réagir nañu loolu lépp tey ji bu fekkante ne conseil constitutionnel dafa décider du ne patt am amaana du am Sénégal dafay continuer dem mais niñ koy songee noonu di wax ne suñu démocratie ak niñ fi tëj procès bi dox si diggante bi ak yooyu yëpp dafay loo xam tamit dafay yàqal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi te opposition noonu dafay opposé pour maanaam dañuy tilimal daal di tilimal dafay opposé pour wane ne maa ngi fi pour wane ne maa existé na ñoom seen rôle la ñu nekkoon loolu lañ doon def mais dafa am benn inconvénient mooy bu si am mooy temps bi xaaru la parce que ni ñu ko defee ni tey ji au moment où aar commencé woon na di wàcc ci terrain bi nga gisee ñiy wër di dem ci marché ak yooyu noonu di s'affronter ak seen ay militants ak yooyu ñoom ñi ngi woon entre siège yu Déthié Fall ak Yewwi donc loolu nga gis kon dafa am benn perte temps boo xam ne yaa ngi koy def heureusement ils ont compris ça finalement dañuy dem battre ji campagne comme niñ ko waxee mooy lépp lu ci mënti am rek man je me dis que ni daal décision la boo xamante ne bu nit ñi doon xaar la bu nit ñi doon xaar la waaye tamit am na leneen loo xam ne si ni décision la Ousmane Sonko daal dina koy jël ci discours am wala yëkkati kaddu yi nga xam ne si ni yëkkati na ko ci seen sortie bi muy concert de casserole bu ñu war a defaat donc suba nag la ñu ko daal di jàpp suba 20h ba 20h30 ñu tànqalati Macky Sall wan ko ni ko kontaan askan bi kontaanul loolee aussi jël nañ décision boobu suba la ñu war a am concert bi est-ce que jàpp nga ni réellement dina amaat réussite bi nga xamante ni bii ñu weesu amoon na ko. man pour man Sénégal xam nañ ni moom première moom mën nañ ko waaye bu ci tollanti moom mënuñu ko. man pour man personnellement. jugé wu ma ko mu doon concert bu am solo pertinence am dama koy xoolaat pertinence su concert bi ñu bëgg a organiser suba dama koy xoolaat dans la mesure où bële passé bañ koy def dañu jàppoon marche dàq ko ne kii bee tax ñu ne dañ koy yóbbu centenaire mais entre temps ñu ne comme semaine bi dañu war dem ba semaine bi nañu concert mais bi fa boo déggee dañ ne nañu concert après ku nekk dem préparer ji tabaski bi dem ñëw donc c'est-à-dire nañu defaat benn geste boo xamante ne comme mënuñoo manifester mais nañu yëngal ba nit ñi xam ne ñoo ngi fi ba tey ñu doog a dem tabaski ji mais après yëngal ba ban suite la ci am gisuma importance du moment où bu ñu jógee tabaski dañuy dugg ci campagne du moment où bu ñu jógee tabaski dañuy dugg ci campagne bi donc pour man peut-être def bruit pour wane ne encore am nañ doole wala dellu ginnaaw wala dawuñu mais après ginnaaw bruit boobu lan moo fay nekk lan campagne ngeen di jëm man je me dis que donc jaru ko woon pour le moment comme dañ ne dañuy may ñëpp ñu waajal tabaski bi dañuy préparer dem waroon nañu yeewi nit ñi comme tey ni ñu ko defee nii après ku nekk dem ñi nga xamante ne ay leader lañ
am chance nekk ci liste bi ñu dem campagne ji ñi nekkul ci liste bi jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste bi ñi nekk ci département yi dem xeexe ji pour ñu mën a am candidat yi nga xam ne moo leen di may ñu gagné parce que waxoon naa ko fi ci benn plateau ma ne élection législative yi député buñ moytul seen mandat bu gàtt lay doon su fekkente ne président Macky Sall yeggalewul wala quand am gañewuñu mandat bu gàtt lay doon 1 an et quelque lay doon 1 an léegi ñëpp xam nañu 1 an suñu jamono ji 1 an yu kaaw la wa demoon naa sax ba leen jaru fi sax yenn xeex yi ñu ko fiy xeex fi ñu war def focus mooy 2024 naka la ñuy def ba candidature président Macky Sall du jàll naka la ñuy def ba ki nga xam ne mooy gagné si opposition bi lay jóge ñoom loolu moo war a doon seen xeex jamono ji mais su fekkente ne dañu bàyyi topp législative c'est vrai législative moo nekk seen kanam mais seen force bi ñu yemale ko ci divisé wu déjà parce que li si indi na division bëri ci biir ko opposition bi te loolu warul woon divisé wu déjà je pense que loolu daf leen di affaiblir loolu mais fi li ëpp solo ak fi farata gi nag pour man présidentielle la parce que législative yi ñëpp xam nañ ne c'est tout sauf des élections c'est tout sauf des élections depuis le début tout a été faussé lépp la ñu faussé ca liste ya ca parrainage ba ca lépp du dara loo xamante ne mën na tax mu doon ay élections yoo xamante ne am na benn crédibilité moom la waroon a am en tout cas li ci mënti am mooy concert de casserole bi suba lay am 20h ba 20h30 mais aussi su fekkente ni yaa ngi koy wax pertinence bi yaa ngi ciy xel ñaar su fekkee amul réussite aussi dina am lu mu def ci Yewwi Askan bi waaye dina am lu mu def ci Yewwi Askan et puis nit ñi est-ce que am na seen xel mi ngi ci loolu parce que tabaski bi ñëw na sama classe yi nga xam ne si ni amuñu xar yow xam naa ni non xam nga amagoo xar man fem na ni sama bopp bi xara ci nekk est-ce que dina am jot ne fii di tëgg ay porte tamit waaw mais loolu 30 minutes du dem manifester du dara ba passé man je l'ai vu am na ñu ko def c'est une question bu am na ñoo xamante ne nekkuñu woon si dara mais génn sa buntu ko la taxaw fëgg ñenn fi ñu toog sax la ñu doon toog di fëgg donc pour man laajul benn effort wala benn énergie boo xamante ne ni kii du ne amoo xar rek mënoo dox mënoo taxaw mënoo tëdd mënoo tëgg sax mënoo jël ñaari casserole naka rac sax mënoo ko donc loolu moo tax ma ne pour man côté réussite bi côté réussite moom bruit moom parce que forme de protestation la wax ne dafa accessible ñëpp si mën a jot ñëpp ci mën a wax ñëpp ko mën a def da nga noo gis bee passé nu ñu doon gis ay xale yu ndaw surtout bi booy tëj nañ 20h booy tëj nañ ñenn ñëpp ñu ngi da leen fekk si terrain sax duñ jógee gu terrain parce que léegi 20h day leer booy ndaw yëpp tëj nañ léegi ñu ngi si terrain pour man bruit bi ak mu am réussite man loolu awma ci doute bu bëri quoi mais pertinence su concert bi encore laa doon wax parce que mbir soo ko defee defaat finalement da nga koy banaliser pour man war nañoo mën a bàyyi ba nit ñi namaat ko ba nit ñi namm ko ba après élection yi sax ba après élection yi ba ñu amaat lu ñuy protester ñu indiwaat ñu tegalaat lu ñu conseil su baree rek dafay soof daal ñëpp namoon nañ ko waaw su baree nii xam nga dafay dem ba après dañ koy banaliser et puis suñ ko banaliser dañ koy oyofal quoi Mohamed Aïdara démb tamit daal dinay génn def li nga xamante ni moom moo di ab déclaration conférence de presse fële ca mairie bu Guédiawaye moom nag këram la jógee dox ba fi nga xamante ni moom moo di ca mairie boobu mu yëkkati fa ay kaddu nag ginnaaw bi ñu ko libéré fële nga xamante ni fa la nekkoon donc muy ñu jàppoon ko ci manifestation le 17 bi barki démb lañ ko daal di bàyyi démb la génn def ab sortie waaye yàq na lu mel ne xeme ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall ak le procureur de la République ci li nga xamante ni moom lañ ko teg muy détention bi ñu jàpp ne ak ci maatay lañ ko teg ak yaa ma neex koo xam ne si ni teguñu ko fenn noo gisee sorti tamit Ahmed Aïdara bi waaw gis nañ démb beneen Ahmed Aïdara maanaam suñuy wax sax dañ naan une fauve blessé parce que vraiment koo xamante ne la mbir mi laal na ko boo gisee ni mu doon waxee nga xamante ne am na lu ko metti mere na leen bu leen meroon mer gi gën naa yokk gën naa yëgal niveau bi xam nga malheureusement président Macky Sall dafay leader boo xamante ne daanaka boo xoolee ñi koy faagaagal yëpp moo leen di jox paaka wala moo leen di jox yet xool ko ci Ousmane Sonko tey il est en train de créer des monstres ñëwoon nañ créé na fi benn Ousmane Sonko mu benn monstre boo xamante ne bokk na si dàq nit ki di ko persécuter sonal ko ba nit ñi dem tafu ci moom yaakaar ne kii dañ koo tooñ wala nañ ko def li muy subi ni du yoon mu am lu mu leen jaay ñu topp ko ñuy dem mais tey jii xoolal Déthié Fall ñu xamuloon prison nga jëlee ñu xamal leen prison di banaliser li nga xamante ne mooy incarcération Déthié Fall Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam arrestation yi ban njariñ la ko amal ak yeneen xale yoo xam ne 84 personnes yoo xamante ne après ñoo ñëpp 10 jours ñu tëj la ko bàyyi la nga ñibbi sa kër toog noonu jàpp sa njàmbur maa ngi dégg dem ba sax professeur Ngouda Mboup mu naan Mame Diarra Fam bu ko neexee mu porter plainte procureur bi parce que moom moo ko mandat de dépôt te liñ ko mandat de dépôt teguñ ko fenn mais nga gis ne kon
dafa nekk di def yoo xamante ne pour man amul woon benn sens. Déthié Fall Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam Amadou Ba bu Pastef ak ñeneen ñoo xam ne nga téye leen te koo ci génnee rek après li nga koy may mooy da nga koy may tribune boo xam ne sax daanaka nit ñi daaw ñoon bàyyi xel ci moom. tey ji xooloo conférence de presse bi li def mën naa ne discours bi ñu gën a déglu bu weesoo Ousmane Sonko bu Déthié Fall la. bu Déthié Fall la. mi ngi dugg na ci politique bokk ci Yewwi te fi ñu toll nii Macky Sall mi ngi koy liggéeyal te xamu ko. bu Ahmed Aïdara conférence de presse Ahmed Aïdara bi tamit. bu Ahmed Aïdara gis nga la fa nekkoon ci ay micro gis nga la fa nekkoon ci micro mu def marche boo xam ne si. mu def marche nit ñi accompagné ko topp ko ba ci mairie bi muy romb ñii di taxaw seen ay balcon. presse bi def ko en direct. waaw xoolal loolu. voilà pendant lu ma plus d'une heure. mën nañ ne 16h ba 17h et quelque Ahmed moo teniroon réseaux sociaux yi nii. mais loolu bu ko tëjuloon ndax dana ko am bu ko tëjuloon est-ce que du toog géej waaye mbële liggéey. Mame Diarra Fam pareil Déthié pareil keneen ak keneen c'est-à-dire xamuñu ne prison boo ko ci génnee nit ñi surtout wàllum politique nit ñi dañu am benn ñeewantal bu ñu am ci moom. te ñu ngi jëm ci élection législative xool nañ fi defoon Barthélémy Dias ci élection locale yi pour man waroon na leen jàngal. Barth di génn dox ñu koy kar fii préfet bi doo jaar fii damay def nii waroo def visite bi. mu ne damay distribuer doo def lii ñaata leen rawee. presque 80 000 voix mu rawee leen ko. parce que dañoo gisoon benn acharnement boo xamante ne dañ ne ñii doole la ñuy jaay Barthélémy Dias mais xool lañ ñu commencé def Ahmed Aïdara Guédiawaye pour man c'était pas le moment di def ay arrestation tous azimuts nit ñi dañ lay mere yaakaar na kii li ñu nangu maire bi ci rakkam. moo tax muy tëj suñu maire nit ñi loolu la ñuy am. ci Ahmed Aïdara sax loolu ci Ahmed Aïdara loolu lay wax. et puis buñ nee loolu dañ naan waa bàyyi ko comme dafay. nee na rakkam moo tax mu nangu ko nañ demaat élection dina ci xam dara ba tax ndax rakkam lii dina fi tooga day mel ni dafay sotle rakk ji. te nit bu fekkee kartam rek la am pour tontu moytul bu la tontoo après boo moytu nga amee ci gàcce Ahmed Aïdara 6000 voix la ko rawee Guédiawaye rawee ko 100 rawee ko 200 mais 6000 voix mais loolu tey ji yaakaar naa du lu tuuti et foofu tamit am na effort yu ñu fa mën a pour yëkkati ko mais pas di tëj maire bi parce que tëj maire du lu ndaw xam nga fii loolu moo tax loolu mooy yëm nit ñi dafa mel ni dañuy foowee ak liberté nit ñi quoi mais tëj maire nga xamante ne tey ji mais waa ji mënoon na ko dóor sous contrôle judiciaire wala may ko liberté provisoire bu ñu ko soxlaa mu ñëw déglu ko am na ñu muy àtte am na ñu muy déglu am na keneen ak keneen mais njoxoor njaay rek ñu ne ràpp dem tëj mel ni comme si da ngay génn dëkk bi Sénégal gu tuuti bi 192 712 kilomètres carrés kan moo fi mën a rëcc foo lay rëcc ak policiers yi mais kooku doo ko bàyyi mu dem këram boo ko soxlaa nga woo ko audience bu ñëw toog nga àtte ko continuer liggéeyam boo ko soxlaa nga ñëw àtte ko mais dañ lay jàpp comme si yow buñ la bàyyi nga dem doo ñibbi si waat sa kër ak garantie boo munti am ñu ne non nañ ko jàpp te loolu depuis jamonoy Senghoroon mais ñoom Macky Sall après l'indépendance du judd waroon na fi mën a jëlee loolu bi mu ñëwee au moins di tàmmal nit ñi bu ma inculpé nit ki bàyyi ko mu dem këram ma ñëw def comme ni ñu def ak Ousmane Sonko te Ousmane Sonko s'il n'avait pas la volonté populaire nit ñi ne Ousmane Sonko ba léegi mi ngi ci kaso bi te loolu pour man moo dul yoon te loolu la ñu war a wax loolu mooy wax ji tëje gu gaaw gu métti gi nekk ci dëkk bi la ñu war a wax loo xamante ne ñemeel nit ñi kaso fexe ba nit ñi ñeme kaso dem kaso naan ndox la ñuy yemale mais loolu bu ñu nekkee ci réew mu mel noonu ñemeel nit ñi kaso te li mu def ni daf leen a defaral ñi mu tëjoo ñëpp daf leen a amul kenn kum ci wàññi parce que kuñ ci tëj li ngay njëkk a def mooy boo génnee micro ñu lay dékk mosoo koo dékku sa àddina di nga gis lu la tiim ci ay micro yoo xam ne mosoo koo am nga gën a wane sa fulla gën a wane sa jàmbaare même bu doon da ngaa tiit nga gën a wane sa détermination gën a diitalaate gën a sànni ay xeer mais may na la chance parce que mënul fi nga nekk ñu Ahmed Aïdara dox gi mu doon dox démb nii tey ji buñ ko tëjuloon du ko def bu wootee conférence de presse otom lay dugg dem def conférence de presse am dem bi mais di ñëpp xam nañ ne dañ koo tooñ jaay ko doole tëj ko et puis dafa wax la mu waxoon procureur que su ngeen mu bàyyee tamit bu subaa damay marche mais ci droit am la nekk nit ki amul droit dox ci dëkkam nga di ko arrêté nankaan foo jëma ki ne mu ñu naan ngeen dugal ko ci oto yóbbu ko man ba léegi dama koy arrestation Ahmed Aïdara mënuñu koo layal loo xam ne dama koy comprendre su ko neexee jël oto su ko neexee dox tàgg mënuñu koo layal lu ma comprendre wax dëgg yàlla arrestation maire de surcroît maire bu doon sax benn leader bu ñu xam ne sax dafay préparer ay mbiram wala dafay dem fii di ñëw mais maire nga ne ko fii doo fi jaar wala ne ko nii kër ngeen arrêté oto dugal ko si yóbbu dem denc ji ko waxuñu dara ngeen defeere ko dem yóbbu ko renvoyer procès bi doo kaa attewaat yéen yi day nduru jaay doole en tout cas lu ci mënti am mi ngi noonu mooy li nga xamante ni xew na ginnaaw arrestation ak détention yi nga xamante ni amoon na ci élection ci manifestation le 17 bi tey jii nag lañ ko naroon a tollanti muy le 29 mais finalement dañu mujjee surseoir ci seen décision boobu seen manifestation boobu waaye Yewwi Askan bi donc dégg ngeen li nga xamante ni wax nañ ko leader yi muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Aïda Mbodj wala Déthié
Fall ñoom ñëpp jël nañu kàddu wax ci li nga xamante ni tey moom moo xew ak li tax ñu daal di ajandi seen manifestation boobu liñ ci mënti jàpp nag mooy que ni concert de casserole bi ñu war a amal suba incha allah demain ak concert de klaxon comme li ñu ko defee woon fan yële ñu daal di génn Moustapha ma daal di lay bàyyi rek nga def sa mot de la fin ma daal di lay yeewi. waa di wax ne dul jàmm ko gën. comme niñ ko doon waxee rek yàgg nga koo ñaan. waaw yàgg nañ koo ñaan parce que man musuma gëm ne violence dafay régler dara. parce que fitna fu mu amee rek jàmm du fa am. et puis coono kese lay jural ku nekk. tey jii ñu amoon xëy waroon dem Dakar bi dañoo commencé woon di catal di xool nu muy demee. am na ñu waroon liggéey sax jotuñoo dem liggéey parce que doon ragal Dakar yëngatu. donc kon bu liy amee nit ñi dañ léegi dem nag. mën naa ne dafa doon benn ouf de soulagement xam ne ñëpp a koy defandoo. parce que dañuy jàpp ne lii kat war naa mën a dugg fu ma neex. jàppatuñ manifestation defatuñ ne waa Colobane seen xel dal waa Centenaire seen xel dal vraiment jàmm daal la ñuy woo ñëpp ñuy œuvrer pour la paix. am nga xar. non ñëwagul nag way bàyyi. fi mu ne xara solal ñëpp. non dina ñëw léegi incha allah tabaski bi des na tabaski bi des na damay dox di rek mais tabaski bi des na lu ma xool xar la may jox. tabaski bi dina ñëw léegi incha allah dina ñëw yàggatul xar la may jox xam naa ni daal war nañ ñooy yeewi tamit de ñun tamit de war nañ ñooy yeewi de Moustapha. kan moo lay yeewi ndax ñuy yeewi ci xar yi. ku lay yeewi non day ñëw incha allah day ñëw tabaski bi day ñëw. incha allah baax na di la jaajëfal bu baax a baax Moustapha di jaajëfal Mansour Dramé moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi waaye aussi yéen ñi nga xamante ni tous les jours yéenay seetaan émission bi muy le point de la rédaction di leen wax di leen wéy di abonné suñu li nga xamante ni moom moo di YouTube bi waaye tamit di aimé suñu page Facebook application bi mën ngeen ko télécharger seen téléphone jaare ko ci Play Store dañ jox dig daje ba suba incha allah ci beneen plateau jaa ngeen jëf. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax